bokk na ci li gën a fës ci xabaar yi grève bu kuréel bi ëmb liggéeykat yi ci wàllu justice naka noonu xëccoo bi ci diggante UMS ak nguur gi tàmbali naa indil ay jafe-jafe askan wi ca Diourbel ay ndongo boo moyul du ñu mën a bokk ci examen yu ñu dëgmal ndax këyit ya ñuy soxla ngir soobu ci amul benn tribunal jamono ji guñ ko mën a amee ndax SYTJUST mi banque ay yoxoom examen CFE ak entrée en sixième alxames ak ajjuma la ñu ko dëgmal ca commune bu Dakar Plateau lépp yemb na ngir soobu ci IEF ba teg ca ne lépp lu jëm ci ñàkk xale yi ak jàngalekat yi ci mbas mi matukaay yooye yëpp daanuñu ko jël. lu soxal mbas mi di Covid-19 Sénégal wàññeeti na juróom-ñaar fukk ak juróomi cas yu bees ci coronavirus ca centre bu traitement ba nekk ca Thiès ñetti doomu aadama yu ñàkk seen bakkan la ñu wàññi ci week-end bi ay aji tawat ci mbas mi di ñaax askan wi ci jàngoro ji seen seede daa ngeen ko dégg ci biir xabaar yi looloo gën a fës ci ponk yi yaatal gi nees kiis lay doon. asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñi seetaan dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi ci TFM ab tiis lañ koy tàmbalee ñu ngi ko nemmeekoo kon ca diwaanu Tëngéej foofee kon ca diwaanu Tëngéej ca quartier bi ñu duppee Jorga Montagne ab xaleel moom moo fa ñàkk bakkanam gannaaw ba mu labee ci ndoxu taw yi moom xale boobee nag kon compagnie de secours 14e compagnie de secours d'incendie moom moo daal di jël si néewam yóbbu ko jamono ji ca hôpital xale boobee nag mu nga fekk baax ca village bi ñu dëppee Kër Daouda Sarr askan bay yeewoo ca Jorga Montagne joxoñ baaraamu tuuma autoroute à péage bi ne lu jiit njaaga mooma ci lu jëm ci seeni jafe-jafe rawatina ak mbënd mi. niñ leen ko junjee ci bopp xibaar yi grève SYTJUST di syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllu yoon naka noonu xëccoo bi ci diggante UMS ak nguur gi mu jugee ca magistrat bi ñu affecté ca Podor di Ngor Diop loolee nag mu ngay tàmbale indi jafe-jafe yu am solo ci askan bi ba tax na maître Aboubacry Baro ak maître Ousmane Seye di sàkku ci UMS SYTJUST ak ministère de la justice ñu amal ay waxtaan ngir saafara lu ni mel ñoom jàpp nañ ne nag UMS li nga xam ne moom la ñuy sàkku maanaam ñu neenal décret bi affecté magistrat boobu ne nañ loolee lu wér la ñu teewlu ci Alassane Ba ak Pape Sangone Mbaye. di jéggalu ci dog-dog yu ndaw yooyu nga xam ne du suñu coobare niñ leen ko waxee sànq mu di grève SYTJUST naka noonu xëccoo bi ci diggante UMS ak nguur gi loolee nag ay jafe-jafe la tàmbalee jural askan bi ba tax na maître Ousmane Seye di avocat ak maître Aboubacry Baro di sàkku ci UMS ak SYTJUST rawatina ministère de la justice ñu toog amal ay waxtaan ba mën a saafara lu ni mel ñu jàpp ne nag UMS li nga xamante ne moom la ñuy sàkku maanaam neenal décret bi affecté magistrat bi di Ngor Diop nekkoon ca Podor ne nañ loolee nag nañ ko neenal ñoom avocat yi jàpp nañ ne loolee lu war la ñu teewlu ci Alassane Ba ak Pape Sangone Mbaye.
suñu système judiciaire ci jamono yi muy dund jafe-jafe yu metti ci benn wàllu grève SYTJUST beneen wàll bi itam bras de fer bi ñu engagé ñoom UMS seen digg ak exécutif ginnaaw affectation magistrat bi di Ngor Diop pour maître Sey grève greffier yi dafa war a dakk. parce que lu day ni justice am ñoo xam ne ñu ngi fay liggéey ci greffier ñoo xam ne bu ñu liggéeyul justice du dox ñuy seetaan grève bi ba muy law ba ëpp ñaari weer loolu ëpp na moo tax ma foog ne ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi war nañ jóg nag dugal ci seen loxo fexe ba SYTJUST ak ministère de la justice waxtaan. dina porte préjudice ci fonctionnement métier avocat ak fonctionnement justice yëpp. greffier aussi am na loolu bu am solo lool de sorte que bu fekkente ne léegi greffier amatul ci tribunaux yi donc problème mun na am. pour cas magistrat yi maître Aboubacry Baro moom li mu convoqué mooy wàllum élégance républicaine. ak courtoisie républicaine donc juge bu defee liggéeyam sanctionné ki ñu war a sanctionné parce que ki tooñ dañ ko war a sanctionné juge boobu dañ ko war a gërëm pourquoi pas sax jox ko promotion mais su fekkente ne juge dafa def liggéeyam ñu sanctionné ko négativement alors problème am na. mais magistrat bu def liggéeyam chaque jour ñu oo fi nit def ko mandat de dépôt. bu fekkee ne yow da nga njort ne mandat de dépôt bi ñu la deful yoon am na lu mu la wax ne moom ngay def pour ñu dindi mandat de dépôt bi mais doo am rek ku la jàppale ñu magistrat bi teg la mandat de dépôt ñu jël magistrat bi ci boppam déplacé ko loolu dafay yàq justice loolu détournement de pouvoir la loolu c'est une illégalité moo tax magistrat yi aussi war nañ jóg xeex ko parce que loolu bu ñu ko bàyyee muy law justice bi mooy nasax. ab dialogue war na am ci li nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy dund ci système judiciaire bi dialogue bu sincère ak greffier yi ngir fexe ba système judiciaire bi delluwaat fi mu newoon pour UMS ñu jàpp ni faaw ñu réparer li nga xamante ni jàpp nañ ne ab injustice la pour fexe nag ba lii di indépendance de la justice gën a doon en réalité. Alassane Ba grève SYTJUST googee nag jafe-jafe yi mu jural askan bi bëri na ca diwaanu Diourbel foofee ay ndongo yu bëri yoo xamante ne amuñu kayitu juddu boo moyul examen yi ñu dëgmal duñu ca sóobu naka noonu itam yeneen ndongo yoo xam ne ñu ngi doon waajal ay concours professionnel ñooñee ñoom it boo moyul duñu ko mën a def ndaxte casier judiciaire jamono ji amul fenn fu ñu ko mën a jëlee naka noonu itam ay avocat yoo xam ne ay jafe-jafe la ñuy am ngir suivre dossier ñañu war a layal Babacar Diouf. ci barabu fajukaay yi nekk ci région bu Njaareem ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee dinañ faral di gis lu bari ay xale yoo xam ne nii dañoo xiiboon naam sax seen lim wàññeeku na at yi ñu génn wante mbir mi dañ ko war a xeex ba léegi. sama zone de responsabilité am na mais aussi du loo xam ne aussi lu catastrophique la parce que am na liggéey. ñoom de ba moytul du ñu mën a bokk ci examen yii ñenn ñi nga xam ne dañoo bëgg a def yenn concours yi nag dinañ xaar déwén ndaxte. seeni këyit matut ñoom ñëpp ñoo bokk benn jafe-jafe bi grève SYTJUST bi moo tax këyit dañu waroon déposé matut ba duñu mën a bokk ci examen yi concours yi. nag dañu am ay problème quoi parce que suñu ay papiers yi nga xamante ne moo ñuy permettre ñu def examen et ça papiers yi mënuñu see jot parce que bu leen xoolee waaye tribunaux yi nga xamante ne ñoo chargé ci loolu ñoom ñu ngi ne en grève moo tax état bi ñu am problème moom état bi école bi nii on est plus de 30 élèves yoo xamante ne problème boobu état bi dal na leen. mu di situation boo xam ne nii nekk na jafe-jafe bu rëy bu ñu dégloo. adjoint principal. doon na loo xam ne lu doy waar la ba tax na ñuy lancer appel autorités yi ne leen nañuy fexe vraiment ba ñëpp ñi nga xam ne amuñu extrait de naissance te war a def examen au moins ñu permettre leen ñu def examen bi bu passé ñu jubli ci seen ay kayit. Chitine di ci yokk nag ne parents yi nag kenn demul ñu des ñoom ak état bi luy njàkk ñoom ñooy njàkk. appel parents yi nga xam ne ñoom seen devoir mooy wutal kayit seen ay doom ñu di ko def à temps pour que lii dootul am ci école yi. élèves yi ak étudiants yi rek du ñu ñoom ñooy yëg grève SYTJUST bi ndaxte avocat yi nga xam ne dañuy liggéey ci tribunal yi tamit lu ni mel la ñuy dund. commune bu Dakar Plateau jamono yi mu ngi ca waajtaay yi ngir nag soobu ci li nga xamante ne moom mooy examen CFE ak entrée en sixième naka noonu itam BFM gi ci lu jëm nag ci wàllu mbas mi IEF ba ne matukaay yépp dinañu ko jël ngir ñàkk xale yi rawatina itam jàngalekat yi ci lu soxal CFE bi ndongo yi ñu nga toll ci 3,5 ak juróom-ñaari candidat ab CRD ñu doon ko ci amal tey ji Maymuna Njaay ak Youssou Baro teewoon nañ ko. ci jamono bi nga xam ni mbas mi jaaxal na askan wi ñu xoolaat organisation examen yi lu jàmp la looloo tax ñu amal ndaje bi ngir xoolaat ana lan lañu war a jubbanti. ren dañu ëpp ci lu ñu jël ci ay mesures dafa nekk ay mesures pour gérer mesures barrières yi
pour prévenir n'est-ce pas donc feebar bi ci biir école yi ak ci ndaw ñi. loolu moo tax dispositif yi ñu doon jël ci centre yi même disposition yi ñu jëlaat am nañu 19 centres pour élémentaire bi 3507 candidats pour élémentaire bi am nañu tamit 1584 candidats pour n'est-ce pas BFM bi. boo demee ci inspection bu éducation ak formation foofu it nekk na seen mbirum bopp. maanaam fexe ba centre yëpp candidats yi ñu inscrire leen ci période bi ñu leen war a inscrire te tàmbali na depuis janvier inscrire nañu leen defar nañu liste yi convoqué nañu enseignants yi. déterminé nañu centre yi convoqué nañu ñëpp bu ñu paree woon examen rek ñun lépp dañ ko doon yóbbu au niveau de l'IA fu lañ doon def anonymat fu lañ doon def correction fu lañ doon def lépp réclamer résultat genn wàll gi nag la ñu delloo yu yoon ñun pour lutter contre la Covid c'est-à-dire que pour éviter que ñëpp di daje au niveau de l'inspection muy bëri foofu noonu ñu décentraliser ko wàññi ko ci 4 IEF yi wala académie bu nekk ñu wàññi ko ci nombre IEF. communes yi ci seen wàll ñu ngi xaar ci ñoom ñu gën a jàpp ndax kat li ñu bëgg ñu am ko. laaj nañu maire yi defoon nañu ay effort ñu jàppalewaat ñu fu ñu gën a fexe ba mesures yi ñu gën koo corser service d'hygiène incha allah saisir nañ leen pour ñu mën a donc désinfecter centre yi dès tey si ngoon ak demain pour que ñu prévenir toute contamination possible. d'ailleurs joxe naa léegi benn kii symbolique de 1500 masques n'est-ce pas à l'inspecteur ak quelques kits de gel pour en tout cas ouvrir le bal. Je crois que d'autres vont suivre d'ici demain plus li fi jotoon a am pour permettre ñu def examen ci conditions yu baax. dig daje ñaar fukki fan ci weeru août ci CFEE ak it fukki fan ak ñeent ci weeru septembre bu ko defee yeneen ndongo yi itam amal BFM. Maimouna Ndiaye ñetti fan moo des ngir ñu sóobu kon ci CFEE googu ak entrée en 6e école Mamadou Diagne moom nee na lépp yemb na ngir dalal téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti ndongo yee ca war a sóobu lu jëm ca programme ba ndongo yi pare nañ ko examen yi lu jëm également tamit ci composition yi ndongo yooyee amal nañ ko te lépp jaar na si yoon jamono ji lenn rek moo leen yitteel amal examen yi dëppoo itam ak lépp lu ñu digle ngir ñàkk sa bopp ñàkk ñi la wër ci jàngoro ji di Covid-19 Habib Faye. thermoflash bi lañu lay teg booy dugg noonee itam nga xuus ñu raxas loola say loxo lii ndogal la goo xamante ni ñeel na jàngalekat yi élèves yi fii ci école élémentaire bu Mamadou Diagne nekk ci diwaanu Wakam administration bi ñoom ñoo digle li ni mel ne respect des gestes barrières lu war la file ci biir salle classe yi nga gis élèves yi ku ci nekk takk nga sa masque nekk itam ci say révision ñett fan dong moom moo des ñu door seen jongante ngir ñu mën a am seen lijaasa gu njëkk di CFE ak entrée en 6e. toll ni examen bi rek nag lay xaar booy dem da ngay am sa objectif da ngay dem réussir dama koy door mu daanu. moom mi élève la CM2 lay def tey lijaasam gu njëkk googee doon na loo xamante ne lu ko soxal la. boo wàccee di jàng boo demee fentam di jàng mais pas trop parce que da ngay dem ba examen doo xamante nag looy def mais waxuñu doo jàng rek mooy doo jàng. Monsieur Wade amatul lenn la muy xel ñaar tey xelam dal na ci tekkik ndongoom yi. jéem nañoo jeexal programme bi di leen defar aussi ay révision donc waajal aussi ci côté mesure barrières yi def nañ tout ba jël lépp. dispositif sanitaire bu mucc ayib la ñu teg ci biir l'école bi le directeur bi moom lay ëllëg xelam rek bokk na ci bu tawee ana nan rek lay def. maanaam salle bu nekk dina am fanweeri élève ak benn. te nit ñi toog ki nekk ci kanam day toog ci càmmoñam ki toog ci ndey du jorom ki toog càmmoñam ki toog ci ndey jorom ba muy jeex. ñaar lañu mën a am mooy su taw bi baree ba yenn élèves duñu mën a ñëw ci waxtu bi ñu war a ñëw wala jàngalkat duñu mën a ñëw waxtu bi waaye su loolu weesoo moom vraiment xel dal na daal sant yàlla mu yóbbu ñu ci jàmm incha allah ñu def ko ci jàmm rek bu soobee. centre examen bu Mamadou Diagne nekk ci diwaanu Wakam ñoom ci alxames gi ak ajuma ji daañu door examen entrée en 6e ak CFE gi tax na itam ña ngi xaar lu toll ci 200 ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay ndaw yu war a jongante. Habib Faye ci lu soxal tolluwaayu mbas Covid-19 ci réew mi wàññi nañu ñetti doomu aadama yoo xamante ne ñàkk nañu seen bakkan ci bésu tey ji ci junni ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti test juróom-ñaar fukk yi ak juróom ñëw nañ am doomu jàngoro ji mu di fanweer ak juróom-ñaari cas contact ak fanweer ak juróom-ñett yoo xam ne ay cas communautaire lañ jàppale ne am na juróom fukk ak benn patient yoo xamante ne wér nañ ak juróom fukk ak juróom yoo xam ne jamono ji ñu ngi leen sampal Sowétas kon nag ci
xayma jamono ji 4 junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar ñoom ñoo nekk ñuy saytu seen yaram ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ñàkk nañ seen bakkan am ci juróom ñaar junni ak juróom ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett patient yoo xam ne ba mbas mi duggeeg léegi ñoom seen yaram saytu nañ ko ba wér nañu. ñu dem ba ca centre bu traitement ba nekk ca Thiès ci mu soxal Covid-19 foofee nag ñetti doomu aadama la ñu wàññi ñu ñàkk seen bakkan ci week-end gi coordonnateuru centre ba di docteur Madoki Diop moom nag nee na yëf yi mu ngay gën di jéggi dayoo ay aji tawat yoo xamante ne dañoo am coronavirus indi seeni seede di ñaax askanu Sénégal di ngeen ko dégg ci reportage bi Cheikh Anta Diop indil leen. jàngoro ji di coronavirus ba léegi mi ngi fii ci diwaanu Thiès di def ay njombe ci samedi beeg dimanche bi ñaar de faatu nañ ci centre de traitement des épidémies bi nga xamante ne mi ngi fii ci hôpital Amadou Sakhine Ndiéguène bu Thiès. ci week-end bi samedi bi ak dimanche bi presque nelawuñ dañuy topp ay malade di topp di càmbar di dimbali am nañ ci ñaar yu gaañu ñaar yoo xam ne mën naa leen wax ni am na médecin yi c'est malheureux bu demee ba kii faj mu jooy xam naa ni vraiment médecin bu perdre malade mu jooy am na lu ko naxari dëgg-dëgg pour ñu xam ni affaire bi ñun li ñuy vivre fii ci biir du caaxaan malade yi am na ñuy naam am na ñuy wér waaye am nañ ay cas de décès yu ñuy metti lool. ñu gis ne nag bi tabaski gi weesoo ba léegi daanaka cas communautaire yi dafa yokk lool ba tax na coordonnateur bu centre de traitement des épidémies ne nag feebar bi de mi ngi gën a jéggi dayoo fii ci Thiès. ñu génnee ci julli tabaski bi si lañ seetlu yokk bu jéggi dayoo moo tax ñu ngi ñaaxaar nit ñi pour yenn événement yi mun a ñàkk ñu moytu ko. ñu bëri nag dañoo jàpp ne mag ñi rek la feebar bi sonal waaye gis nañ ne fii ci diwaanu Thiès am na ay ndaw ñu bëri ñoo xamante ni jàngoro ji laal na leen. am na ay ndaw bu baax ndaw yoo xam ne sax am na si début bi ñoo xam ni gëmuñu woon feebar bi ay dóor la lii nangam mais yàlla dafa def ñu fekkee ñuy toppatoo ay cas yu grave yoo xam ne sax ñenn dañu mujj faatu ci boobu lañ delluwaat seen xel. kii di suñu naataango di Gustave Emmanuel Faye di ab taskatu xibaar nekk ci 2STV fii ci diwaanu Thiès moom it jàngoro ji da koo laal ñu ngi ko fekk fii ci l'hôpital bi mi ngi indi seede ci jàngoro ji nu mu duggee ci moom. C'est pour vous dire que la maladie fatigue tout le monde et les cas communautaires ne cessent d'augmenter de jour en jour, d'heure en heure. Alors ce qu'il nous faut, nous Sénégalais, citoyens sénégalais, citoyens africains, parce que là où je suis dans le centre de traitement de l'hôpital Amadou Sakhine Ndiéguène, nous sommes bien traités, du matin au soir et même pendant la nuit. Pour ñu gën a farlu ci mesures barrières ak respecter distanciation sociale surtout nag et aussi muy pour masque bi ndax fi ñu toll nii transmission bi fi ñëpp farloo di takk say masque amaana yàlla dinañu musal te feebar bi doy na waar ci ne nit lay daal day wér ku mu daal di nga wér mais doy na waar ci ne prise en charge bi dafa metti. daanaka waa Kër Docteur ñi ngi def seen kéemtalaay kattan ngir fexe nag ba jàngoro ji dellu ginnaaw ak ñi nga xamante ñi ngi fii ci centre bi ñu mën leen di leen faj ba ñu mën a dellu seeni kër. Cheikh Anta Diop xeex bi ñu jëmale ci wàllu terrorisme naka noonu itam defkatu ñaawteef yi ca wàllu frontière ba gannaaw Mauritanie Sénégal itam jëmmal na ab poste fële ca Koundal nekk ci Dandemayo lu ni mel Puma moom moo ko amal ba tax na jëwrin ya ne poste googee dina gën a dooleel nag matukaay yi nga xamante ne jëloon nañ ko foofee ca frontière ba Ali Bandel ña donte xeex ak mbasum Covid-19 moo mobilisé doole askan wi yëpp fexe itam ba aar askan wi ca frontières yi bokk na li nga xamante ni itteel na kilifa yi nguur gi ndaxte ci kuréel gi ñu dippe Puma amal nañu poste police ak douane bu yanj ca dëkk bi di Koundel ci biir xolu Dandemayo. am na yoo xam ne mi ngi Saraya am na yoo xam ne mi ngi Diabougou am na boo xam ne danañ ko commencé tey Sadel fii ba Kaffrine et cetera mais comme bi mooy bu njëkk bi nga xam ne moom la ñuy démarrer ni njëriñam mooy ko ñii nga xam ne ñooy population Sénégal wala ñooy population frontière bi nga am administration de proximité bi nga xam ne sorewu la boo soxlaa dara muy formalité de police wala formalité de douane fekk am nga interlocuteur boo xam ne sorewu la comme ça fraude du am
day gën a sécuriser aussi population donc lépp lu ñuy def day jaar yoon parce que dañoo créer condition pour que nit ñi mun a respecter mun a jaar ci yoon lii mu tërale. di ab réalisation nag bi nga xam ni ci xalaatu gouverneur bi jiite diwaanu Matam day rassurer askan wi ba ñu am itam firnde ni seen wàllum karange doon na li nga xamante ni soxal na njiitu réew mi di président de la république. lu ko tax a jóg mooy dëgëral diggante Sénégal ak Mauritanie waaye surtout sécuriser ñi nga xamante ne mooy dem beeg diggante suñu diggante ak Mauritanie bu loolu it weesoo poste bi day jouer rôle sécurité bu am solo ndaxte ñëpp xam nañu que nit ñi. tant que yaa ngi leen di wax waxu sécurité tant que gisuñu ñi nga xam ne ñoom ñooy ay takk der dañuy am impression comme quoi sécurité amul poste bi nag bu ñëwee taxaw fii mu am fi ay ndawu douane mu am fi ay ndaw police yi fi nekk nga xamante ni waa dëkk bi saa yu ñu yeewoo dinañu gis takk der yooyu yaakaar naa ni dinañu gën a en fait am sentiment comme quoi sécurité mi ngi dox bu baax fii ci biir région de Matam. ci teewaayu kilifteefu police rawatina ñu yore wàllum DEPAF ak administration des douanes éléments yi ñu affecté ca poste bu Koundél kat ñoom xaaruñu nde tàmbali nañu liggéey ngir kon fexe ba yokku kaaraange gox bi nga xamante ni dafa stratégique ndaxte dafa jàkkaarloog beneen poste de police ci bële réew di Mauritanie. Dakar Plateau dootuñu nangooti benn yoon kuy dawal moto wala sax scooter te amul ay këyit lu ni mel sous-préfet ba moom moo ko xamle moom Djibi Diallo ne ndogal yooyee nag kon sàkku nañ ci police mu def ay patrouille maanaam ba nga xamante ne képp ku yéeg ci moto yooyu te amul këyit duñ ko nangooti ndax seetlu nañ jamono ji ay samba booy dañuy def ay ñaawteef te ci moto yooyee la ñuy war ñu teewlu sous-préfet bu Dakar ci micro Maymouna Ndiaye. li wër ba wër mooy. dóoru yi moom ci biir plateau dinañ ko xoolaat képp ku fi yor dóoru nga yor scooter di ñëw plateau day fekk ngay liggéey bu fekkoon da ngay liggéey dóoru bi ngay yor dina nekk dóoru ba am te dañ koy identifier def ci plaque te nag gaar nag ñi nga xam te dañuy profité pour def ay fausse plaque police moom loolu xam nañ ko bu baax donc kuy ñëw yoroo casque yoroo permis n'est-ce pas sa moto amul këyit yoroo plaque boo sa moto dañ koy nangu sa moom yaa même pas koy mel dañ ko nangu duñ na ko delloo te yow si dañ fexe ba xool mel noonu defee moto yi moto yooyu nag ñuy wax cool yi bëri na mais moto yi ñi ko yor ci kër yi lañ dëkk te parents yi xam nañ ko xale yi di jëlee fu jàmbur ci kër yi lañ dëkk te parents yi xam nañu leen il faut que ngeen di coopérer jàppale politique renseignement yi si ñu koy def. fi la ñu yem ak yéen ci xabaaru marax yi di leen jaajëfal ci seen teewlu delloo lenge yi Fama Dione mu xuus ak invité am ci Soir d'info. jërëjëf Ibrahima.